ak xarit ne yàlla anga fa mboolo me monsieur le maire daa mel na wodoron di tiyon asimo yon a délégation ñeeru fo beera monsieur le maire met Antoine da monsieur Dawda a cami won moy be paaj ama awa aja ay ron gin fun be wotara ne ba ta fun lol bo humus mañu te se ñeero yibe ndaron ay ta wota ron tebu te bo biti yen da bako yaay yen da bako baab yen bollute wota tu yen hente yina demini yena su yen daga beera ko on yen di tu yen bokdi ndax yena su yen beera de présidentiel ne di mairie ne be yen ay habre maki ndax yen min la député na yen ay habre maki pour la député mi dang biti yen tu nak da tew yen tu yen bol da carte yen tu yen onwa maki ndax re la ndam da yen ay na la ndam yen aussi yen wolbito filon yen won koy yen tu kep bay fu la carte bisi baha yen duhun tu yen bakit maki carte ya ndax re lamda la ndam da yen ay na bok ye wota be bo mañu terise bo germu teron bo na sante ron merci beaucoup na germu ron pour na sante ron ñeeru ron be wotara hente ñeero yenke biti di nebate fun ndaxte ku nek bugo sam coup Philippe Guinée don be don hente koy ki Morolan don ayte de wote pour élection législative légui élection législative daari bi di te yaye ka funje hejaraw ke li tubab élection législative da élection député légui élection député yu ja pour on Macky doole au niveau national ndax liggéey min barke min baato comme ça yebugu yen Philippe gi ngin yen beera ko yeke yen je a bappi yen ani jaay yen je toku jeera min yen wa comme di Philippe Morolan donc yen laxuto opportunité ba fa yen ay na xabe xabo yen ñeero awa di combat ba ndax Macky min gagne au niveau de Morolan légui mona bay fulun bay gina bien vrai que ron tiakuy wote yena suyta liggéey yena tamit xejjara yité da xam modi Philippe Fam légui 31 juillet lahra yen sa yen vote Macky Sall carte di yina di marron laxte police bina yena beba yen bakki comme ça Macky min gagné légui bi xeney ba xeney marron rek la xeliri tugo yen bayun marron rek légui mayna profiter mu won di walé ka fun be sañ wal li sinda parce que fanni je accident e ciaké wali ba torop on olta wala da mandi pour fa xal gin fun fay wiré yotelo tayiba ne bay mi lo ye rek mbahi so sax def na choc ok légui bien vu que Basile da fi yoro yi wala légui je m'adresse la parole à toi légui la dim lo fun dal di wali ba c'est tout. maa ngi jël nuyoo délégation bi ci turu Yves Lamine Ciss coordinateur Benno Bokk Yaakaar fii ci Morolan mu nuyoo bi gën a sell gën a tedd ñu teg ko ci loxo chef de village mu tegal ñu ko ci loxo waa dëkk bi yépp lii nag dafay dal xel bu ñu jëmee ci élection ñun waa Morolan doomu Morolan yépp ànd dal na xel man élection nag kenn jëm di bàkku waaye man dinaa sare bàkku fii ci Morolan ndax boo gëstoo yem ci maaw responsable yem ci sama sœur yem ci monsieur le maire Yves Lamine Ciss yem ci Daniel Mbaye yem ci Antoine Mbengue yem ci Ibrahima Gueye ak yéen ñi nga xam ne dañoo yàgg ànd yéen ñëpp di militant yi ñun Morolan suñu xel day dal élection yi moom kenn mënoon tere ba duñ ko gagné Morolan xanaa kay département bi la ñuy wax waaye fii moom suñu xel day dal ndax li ko lal moo dalal xel waaye nag dañuy wax olof day wax naan tubaab tax day wax la répétition elle est pédagogique donc dañuy toujours di ñaax nit bu baax a baax ñu yokk ñu boote Benno Bokk Yaakaar
ndax dafa am ñoo xamante ni dañoo nekk ci Sénégal pour yàq Sénégal, pour yàq li président Macky Sall liggéey bu ñu falee Macky Sall en 2019 muy gouverner ñu nekk ci 2022 war a fal ay député te député yi nga xamante ni ñooy voté loi bu ñëw assemblée nationale bu ñu sàgganee ba opposition bi jël majorité bi day indi coono Macky Sall ba nga xamante ni mu bëgg a liggéey du ko mën a liggéey loolu defe naa ñi fi nekk ñëpp xam nañ ko xëy na sunu yaay yi nekk fulun ñoom lañ koy eggali ak sunu sœurs yi waaye ñi ñu àndal ñëpp xam nañu enjeu élection yi dafa am loo xamante ni mënul ñàkk li ñuy def mënul ñàkk waaye xel dal na li ñuy wax nag mooy le 31 juillet ñun waa Morolan nañ def tout pour gagner élection yi au moins à 95%. Comme nee nañu 100% du démocratie waaye man xaw ma kan de waaye man sama xel dal na ci ñi ñu àndal délégation bi ak suñu militants yi militantes yi nekk Morolan ak responsable yi nekk Morolan àndoon nekk benn man sama xel dal na sama wax du ci bari maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ñaan yàlla ñu dem ci jàmm egg ci jàmm gagné ko ci jàmm incha allah le 31 juillet ñu gagné ñu vivre Benno Bokk Yaakaar den gagné la majorité maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp merci. lañu yor. responsable yi ñoo fi nekkoon coalition Benno Bokk Yaakaar waaye dafa naa ko dem ci domaine bu ne surtout la jeunesse ñu xam non seulement nan la ñuy dem voter jee massivement mais ñu am fulla ci suñu bopp parce que am na benn dérangement boo xamante ni am na ba pare xale yi ñoo ko épaulé man loolu c'est une chose à déplorer mais nag en matière de politique mënoo ñàkk opposant waaye jeunesse bi nañu xoolaat suñu bopp ñu xam fan lañu jëm ak lañ moo ñu arrangé Henri maa ngi lay jéggalu di balu ñëpp ak nekk responsable yi maa ngi leen ku ne ci turam ak Mawa Ibrahima ak ñëpp ñaan ak ñun ci délégation bi boo leen amee seetlu depuis bi ñu commencé campagne bi mel na ni nit ñi sawaruñu waaye ñàkk cawarte boobu warul tax ñu fàtte importance su élection yi ñuy jëm parce que boo leen amee seetlu biir Sénégal élection mairie yi ak élection présidentielle ñooy gën a bëri yëngu-yëngu élection député yi melul noonu waaye loolu terewul ñu bañ a fàtte solol élection yooyu boo leen gisee ñu bokk dajaloo fii tey ci Benno Bokk Yaakaar damay faral di ko répéter tout le temps dafay bett ay nit mais damay wax nit ñi ni Morolan bu mairie jotee ay doomu Morolan ñooy xëccoo mairie Morolan loolu du mën a ñàkk te du deñ biir fulun gii ñu nekk nii bu ñu waree fal laman ay doomu fulun ñooy nekk candidat xëccoo laman bi waaye taxul ñu noonoo yàlla bu defee kenn ci ñoom falu war nañu fàtte li xewoon ci xëccante boobu xool lan mooy njëriñu askan bi bu dee askanu fulun wala bu dee askanu Morolan loolu moo ñu delloowaat ci Benno Bokk Yaakaar boo xam ne ñun ñoo ko bokkoon mais Morolan if soxla woon na ko soxla woon naa ko Mohamed Fall soxla woon na ko yàlla miy fale na kon boo gëmee yàlla da ngay nangu ni fal na nit da nga koy gunge ndax la mu yor pour njëriñu ñëpp la ba ci man mii taxaw di wax bu Morolan yàqu woon tey ci loxoom man ci ñiy yàqule lay bokk kon boog léeg-léeg xëccoo bi bu mettee ñi ci am taxawaay bu bon rek ñoo ciy des parce que après ñooy wéet ak seen taxawaay bu bon moo tax damay ñaax toujours ñi ànd ak man ak ñi ànd ak keneen nañu xam ni dinañu xëccoo dina saf dina am poobar dina am kaani mais nit ñi nañu xam ni xëccoo la ñu bañ a dugg foo xamante ni boo jàkkaarloo ak man ëllëg da ngay rus da ngay sëgg te gis naa ko kon nañ ko moytu li tax ñu ànd mooy ni que tey jii bu élection yooyu jeexee fal nañu ki ñu fal muy Yves Lamine mu war ñoo yoreel Morolan nu mu koy yoree bu rafetee ñun ñëpp ñoo ciy njëriñu bu ñu jàppee ne ànd ak Macky Sall mu am majorité à l'Assemblée nationale ndax li muy liggéeyal Sénégal yomb ndax ki yaakaar ci moom te moo falu ci tund wi mën a jot ci la muy def kon boog war nañu fàtte suñu bopp ñu dellu ànd ñun ñëpp pour njëriñu Morolan loolu moo indi ànd bi te dama bëgg ngeen xamee ko noonu xam ni votel Macky Sall ci élection député yi mooy njëriñu Sénégal mooy njëriñu Morolan ndax la mu def Sénégal kenn umpalewu ko kooku amul luñ ciy laam-laamee la mu def Morolan maire mi jiite Morolan bu toogee bu jëlee kàddu dina ko wax kon boog looloo tax ñu ni nañ ko jàppale parce que Sénégal Morolan ci la bokk te daañ ko natt élection yi bu weesoo dinañu xool waa Morolan fan la ñu voté ak bañ fa voté ñaata voix lañ fa joxe léegi ñu xool
parce que bu ñu amalul Macky njëriñ également du ñu amal njëriñ donc ñun ñi politique également boo leen bëggee Macky delloo ñu njukkal il faut que ngeen wone seen coofeel ci moom loolu mooy tax muy maire muy Daouda muy man mi réew mi PS APR bépp parti ci bokk ci coalition bi loolooy tax mu mën leen gëstu loolooy tax mu mën a gëstu Morlan donc loolu moo tax ñu ñëw tey pour ngeen xam ni nit mënoo ko fal ba pare bëgg koo galgal kii ñu fal mairie Morlan tey bu ñu defoon ni conseiller man maa ko ci ëppale woon man bu ma bëggul mu liggéey du liggéey ndax lu mu teg ma ne loolu baaxul tere koo liggéey kon boog ñiy xëcc ci opposition bi loolu la ñu jublu pour fexe ba Macky Sall bañ a mën a continuer lu muy def bu leen neexoon ñu nekk majorité à l'Assemblée nationale tey jii mën nañu xëy rek ne au conseil des collectivités locales amatul njëriñ Sénégal dañuy fexe ba abroger loi boobu loolu dootul amati Macky Sall bu tegee mën nañ leen noonu lii bëgguñu ko pour yàkkal ko duñ ko voté kon dëkk bi di dox am na ñoo xamante ne ñu ngi yëngatu te xam naa ne am na ay jeunes ci biir fulun yu nekk foofu kenn mënul reprocher nit faral ci parti mais léeg-léeg dañuy toll foo xamante ni war nañu xool njëriñu réew mi fan la est-ce que opposition boo xamante ne saa yu ñu jógee ay bakkan rot est-ce que moom la ñu soxla Sénégal est-ce que xeex deret di tuuru mooy tax nit falu est-ce que foog nañu ni Macky Sall mën naa fal boppam bu dul Sénégalais yi parce que bu ko mënoon defe naa du perte Dakar du perte Ziguinchor kon ñii woo xale yi ci xeex ak tuur deret ndax foog nañu loolu mooy fal nit dañuy naxaate parce que nit yaa ngi falu Sénégal bi indépendance jotee ba léegi tuur deret àndu ci waaye ñu jékki-jékki ay ndaw jël ni rek dañuy tuur deret lu yëngu ñu ne dañuy toj di rajaxe yéen mag ñi wax leen ak njaboot ji loolu mooy indi solution saafara ci dëkk bi parce que dëkk boo bu mu mënta doon bu dul jàmm kenn du ko yor te ku yaakaar ne di nga jot ci nguur ci violence xamal ne di nga ñàkk nguur googu ci violence parce que la nga def ba jot ci ak violence ñeneen ñi ngi ko xaañ ak ñeneen ñi ngi ko bëgg mën nañu jël violence boobu pour jot ci kon boog ɓe fulun la kaddi pa aron parce que fun lawo ceri bi te ɓo hen i homme politique fi gini ɓeera ɓo fawo gina faho ɓo fawo gina bidi ɓo ay yero fara ha dërëm wala ɓo ay yero yiɓe nene ɓo fawo gina bi te ɓo bok ɓo wona kidu keyre wuti ɓo kuri merero ɓo a yuɓide key ɓo wojini mu cawde gini ɓeneni wonode bidi gina wadde yuhsun ɗenene ɓo haɓunara lofde yuhsarema walla lofde cagari wa donc baada tax ɓo wona mokoyu mais posé fun tawi funna mokoyu yinay fun kure fami fun tawi funna mokoyu donc ɓo doku ɓo ɓede wax la helɓe te yuhsindut kune latna cer te yuhsindut yen ɓen wala ko wunda da fahedi Macky Sall la majorité à l'Assemblée nationale ɓo ɗagoɗon yiɓafa bulletin yen tu yen mertena par ce que yen tu yen mañte Benno Bokk Yaakaar daari af prise fa ken ina helle man ma gërëm ron ma sant ron jërë ngeen jëf merci beaucoup Yétni Boy Fulun maa ngi nuyu chef de village bi nuyu notable Fulun yi nuyu tamit sama yaay yi jigéen yi mais ñi féetee ndaw tamit ak xale yi yëpp ñu ngi leen di nuyu maa ngi nuyu tamit militants yi ànd ak ñun mais di gërëm aussi responsable yi xam ni yëpp nangu nañu ànd ak ñun ku ci nekk fàtte boppam pour Morona moo tax ñu taxaw fii dañuy défendre Morona te ngeen jàpp ni combat yi jeexagul parce que dañu war a fexe ba doomu Morona mën a percer au niveau départemental fu ñuy wax leader départemental doomu Morona bokk ci loolu mooy suñu combat mais loolu pour mu am il faut que yéen a mën a soutenir pour ñu jëm yéen a war a pousse pour ñu mën a jëm kanam en tout cas li ngeen defagum gërëm nañ leen ci vraiment élection yi leer na defe naa ñëpp comprendre nañu nii dañoo war a jox président Macky Sall majorité assemblée nationale suñ ko deful tamit ñaari at yi dëkk bi dee bloqué wu gis nañ ko ba tàyyi institution yi du dox dara du dox te loolu bu amee coow mooy am loolu sax mën na indi guerre civile kon bokk ñu góorgóorlu
pour que ñun ñu voter Macky Sall majoritairement le 31 juillet 2022 ndax Macky Sall kat Macky Sall liggéey na Morlan de liggéey na Sénégal waaye liggéey na Morlan man je suis témoin oculaire ndax dama fekkee lépp 2009 fii la ñu fekk Macky Sall nekkoon premier ministre Ablaye Wade mooy parce que mën naa wax ni yoon bi bu ñuulee moom moo porté woon dossier bi Macky Sall moo porté woon dossier yoon boobu Ablaye Wade moo nekkoon président mais moom moo nekkoon premier ministre ñu ñëw ci ndox mi defe naa waa Fulun li ngeen am ci ndox li ngeen am ci kilomètre kenn amu ko Morlan daaw ndax sur 20 kilomètres ak lu topp 22 kilomètres ak lu topp Fulun am na ci ñaari kilomètres ak genn wàll kon waa Fulun presque mën na wax ni bokk ngeen ci dëkk yi ëppalee branche extension ndox mi beneen bi mooy bu ñuy ñëw fii en 2012 ñeenti dëkk ñoo amoon courant muy Diassa Tine Diap ak Tëngel Macky Sall ñëw 2012 ak léegi mu électrifié fukki dëkk ak ñaar maanaam 12 villages loolu moo tax tey presque dëkk Morlan yëpp presque am nañu courant sauf Colobane Ngeng c'est en cours mais léegi mu pare mais pareegul kon ngeen jàppale ci wàllu ndox ci wàllu courant Macky Sall def na ci lu rëy fii biir Morlan beneen bi mooy fii c'est un village catholique yéen yëpp xam ngeen ni église bu Morlan ku fa dugg tey day kontaan Macky Sall moo def église bi ñu jàppale ñu pour que église bi mu taaroo nii Macky Sall tey moo ko def beneen bi mooy de ba léegi ci wàllu religion suñu grotte bale suñu sanctuaire Macky Sall moo génnee ay milliards financé sanctuaire yi yëpp diocèse les 7 diocèses du Sénégal ku ne am na ci financement boobu pëbu ngeen moo ëppale mais Gouloumbou am na ci waa Kaolack am nañu ci waa Saint-Louis am nañ ci sanctuaire yi yëpp am nañ ci Morlan presque am na ci 225 millions Macky Sall moo ko financé sanctuaire u Morlan centre bii ngeen jege nii pour le moment Macky Sall dugal na fa lu met 150 millions mu ngi waajaat encore dugal 362 millions boo boole yooyu presque muy 500 millions yoon Macky Sall dina ko dugal ci centre de formation bi vraiment Macky Sall moom en tout cas fii Morlan lu mu liggéey beneen président defu ko Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Abdoulaye jaar na fi mais Macky Sall lu mu liggéey Morlan beneen président defu ko loolu moo tax nit ki nekk su la jàppalee da nga ko war a jàppale pour mu dolli donc vraiment côté boobu ñu ñaan waa Morlan ñu góorgóorlu ñu falal ñu député yi bu leen wax ni Andoumbass nekkul candidat Yves nekkul candidat Mawa nekkul candidat keneen nekkul candidat Morlan duñu non non loolu amul am na sens mais ëppul sens li ëpp sens mooy lan nañu fal Macky Sall ñu gungee ñooñu beneen combat bi maanaam bu fekkee ni Morlan am na majorité da ngeen ñuy yombal suñu combat mais bu fekkee ni Morlan amul majorité boo demee dañuy wax gars yi dañuy wax toogal foofu nga xaar mais pour fekkee ni Macky Sall déjà moom moo njëkk a fal doomu Morlan ndax i Badiane humude i Zombul humude i Sangnok degde humude hawde politique ni hulude musti ken mustayra nomination Macky Sall képp daa depuis fal koy ki Morlan ɗi falde so haut conseiller des collectivités territoriales donc ba pour so ba rek waɗe doy ɓoye Morlan am du noonu ñu war a góorgóorlu parce que loolu bii ko bee continué avant ça kintala yidu ça nañu góorgóorlu mën nañu nekk ministre mën nañu nekk président de la république fii ndax ñi ñu sekkal loolu ëpp ñu jàng mais loolu pour mu am nekk dañoo war a woon nit ñi nii dañuy fal Macky Sall ba pare mais li ñu waral loo xam ne état war nañu ko jox ñu xeex ko pour ñu am ko je pense loolu suñ ko defee am naa yaakaar ni fii dina am directeur fii dina am lu ne parce que doomu Morlan quand même jàng na kaar jàng na mais fekkee ne ni ñun dañuy nekk fii ay xale dugal ñu ci ay voté leen Pastef xaw ma lan wala ay xaw ma yeewi askan bi ku yeew boppam mën na yeew askan bi kon boog vraiment ngeen góorlu côté boobu ngeen góorgóorlu pour que xale yi bañ de na sama yaay yi ak sama papa yi xale yi dinañ ñëw de ñëwaguñu mais xam naa dernier jour la ñuy xaar wër dëkk bi
jéem a jaxase boppu nit ñi leen nag yéen a war a bañ loolu bañ leen loolu parce que su fekkee ne nii bëgg ngeen ñun ñu avancer ci politique faw ñu bokk ci kii parce que ngeen xam ne aussi Morolan ci 18 communes yi bokk na ci communes yi gën a néew électeur yow boo neewee électeur ñu dóor la foofu yow fay nga ndax ñun bu fekkee ni Tivaouane votel na Macky Sall ñu votel keneen Tivaouane day gagné parce que Tivaouane mooy ëpp fuuf nit da ngay bëgg a maanaam bokk yéen bokkul boo dee fale Macky Sall nit du ragal féete Macky Sall moom su fekkee ne dañ koy na saxal suñu politique moom bu yeboo ñu toog mais su fekkee ne bëgg nañu ndox yi ñëw courant ñëw leneen ak leneen hôpital ak leneen ndax Morolan war na am hôpital Morolan war na hôpital ndax ñun bu ñu nekkee xale presque ñëpp fii dañ doon fajoo Kër Sër zone bi yëpp loolu dañ ko dëkkaluwaat ñu am bu ñu amee hôpital ñëpp fii dañuy ñëw faju te ñun ñu ngi ci tànk yooyu mais pour mu mën a am léegi yàlla def na aussi ministre de la santé am na fi maanaam dëgg de am daane yooyu yëpp ay atu yu xam ni dañu war a fexe ba ñu exploité ko donc mais bu fekkee ni yow da ngay xeex Macky Sall Marie Khemesse nekk ci pouvoir bi est-ce que Marie Khemesse bu wooyee Macky Sall defal nii moo tax Macky Sall dina nangu loolu du nangu kon boog vraiment yéen fexe yun nii Macky Sall gagné yéen min lax doole département yi Tivaouane fekkee ni Morolan am na 90% ñeneen ñi bu ñu amee 60% dañu wax ñun ñoo ëppale kon boog jox leen suñu cër vraiment boo daxaroon yi baafa moyti tunka a jeedeng jasa afiron wona ni ngibite après tim ke don retier yéen mooy dox yi baafa vraiment boo la unni jaakoon encore une fois maa ngi gërëm ñëpp ñu gërëm aussi waa microcentral bi léeg-léeg duñu leen gërëm en tout cas ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci seen liggéey gërëm aussi animateur bi gërëm aussi waa Prestige parce que temps yi ñoom ñëpp ñu ngi ñuy gunge ci liggéey bi gërëm aussi militants yi yëpp xam naa da ngeen def lii pas pour dara mais da ngeen bëgg a Morolan ñu am yaakaar ni yéen ak accessible à tous pour la jeunesse, la population. Rendez-vous dans les jours le 31 juillet. Ouais, votez Benno Bokk Yaakaar. Avec Benno, c'est la revalorisation des salaires des enseignants, instituteurs. asalaamaaleykum waa Kër Daouda asalaamaaleykum ñi nga xamante ni yëpp ñoo fi teew di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi teew fii nii waaye tamit di dalal suñu gan yi kiy jiite délégation muy monsieur le haut conseiller le maire Yves Lamine Ciss di ko wax ni nga jottalil ma nuyoo bi gan bi yëpp waa ñu ngi leen dalal ci jàmm xanaa rek di leeral nit ñi li nga xamante ni moo fi indi ñii boo gisee délégation bi kenn ku ne sa xel war a mën a dem ni Morolan ñun ñëpp benn bopp lañu ndaxte ay élection weesu na fi kenn ku ne dem ak boppam waaye dañoo ñëwaat ànd tey lii mooy wane ni Morolan ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te ñu ngi jëm nag ci élection législative am na ñoo xamante ne xamuñu ko Fatou Diouf ñëw na sànq muy élection député dañu bëgg ñu voter massivement coalition Benno Bokk Yaakaar le président Macky Sall jiite ko pour mu mun a am majorité assemblée nationale ndax liggéey yi mu commencé mun ko àggali loolu nag pour ñu am ko il faut que ñu voter di wax ñëpp ni nañu voter mooy comme niñ koy waxee rek voter droit la nit ki da ngay voter pour nga mun a laajte sa droit voter devoir la da ngay voter excusez-moi xanaa rek di wax ñëpp ni nañu jëmbat fulla ñu dem voter ji toog sa kër naan du ma voter loolu du fulla da ngay dem voter pour nga mën a loolu mooy sa droit xanaa rek di fàttali waa Kër Daouda ni ñun moom yaakaar naa ni waxatuñu dara mu ngi nii carte moo nekk nii mooy Afponisfo comme niñ ko waxee Afponisfo naa carte chocolat kon nag na leer ci boppu ñëpp bu bis ba ñun waa Kër Daouda bu ñu fa kenn jiitu ñu dem def li ñu war incha allah ñun moo waxatuñu dara courant bi dañu yeggali rek moo ci des ak ndox mi ñu yeggali lépp kër yi amagul ñu mën a am incha allah merci maa ngi jégalu bu baax a baax. nuyoo bi di ci jiital borom dëkk bi teg ci imaam yi
ak kilifa aada yi fi nekk yépp du nuyu délégation bi nga xam ni monsieur le maire Yves Lamine moo ko jiite ñu teg ci maître Antoine Mbeng teg ci Daouda Faye teg ci Daniel Mbaye mais Victor mi ngi fi toog Fat Diouf mi ngi fi toog ak responsable yi fi nekk yépp Ndeye Mbeng Ibrahima Gueye du nuyu tamit ñi ñu àndal yépp yàlla miy fay yàlla na leen yàlla fay monsieur le maire maître Daouda bëgg ngeen Morolan mais xale yii ngeen di àndal ñoo gën a bëgg Morolan parce que li tax ma wax ko depuis des années campagne sur campagne ñi ngi ànd ak yéen te wax dëgg yàlla joxoo leen dara ñu muñ nekk xale yi bëgg Morolan yàlla leen yàlla jàppale yàlla leen may leen gudd fan ëllëg boo leen fa nekkul ñu taxaw ci Morolan te dinañ ko taxaw muy surtout jigéen ñi ñu àndal yépp yàlla may leen ay borom kër ñi amul borom kër yàlla suturaal leen may leen njaboot ñu barkeel ñi am borom kër fi may dugg mooy campagne bi élection yi ci man ñaari mbir la benn bi coalition bi du coalition naxe parce que ñun ñëpp Morolan la ñu bëgg Morolan la ñu am Morolan la ñuy nooyee te bëgguñu kenn yàpp ko bañ ku ñu yàpp nag moo tax ñu bokk ndey bokk baay ànd tey pour jàppale le président Macky Sall te ma yaakaar ne ci biir délégation bi amul cuune amul njoogaan parce que bu amoon cuune du ñu jël suñu kàddu jël suñu bopp jox ko président Macky Sall ndax toujours maire da koy wax président yi fi jaar yépp ñun ay xale lañ Zeng jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Ablaye Wade jaar na fi mais dama yaakaar ni li fi président Macky Sall def Sénégal def ko ci biir Morolan def ko fenn kon loolu mën naa firndeel ñetti mbir président Macky Sall def na ko au niveau national génnee bu mu xataay bu mu xat bi Dakar xat mu génne ko yóbbu ko Diamniadio rek loolu benn atu la beneen bi mooy pont bi mu def Gambie ku ne xam na ni bac bi tardelatul kenn ku ne xam na ni yoonu Foundiougne tardelatul kenn ku ne xam na ni Mauritanie taanatul kenn loolu rek ay milliards di milliards la te pont yooyu ak autoroute yooyu dina ñëw ba ci biir Morolan mooy autoroute Dakar Saint-Louis nga xam ne biir Morolan lay jaar kon nit kooku am na vision mi ngi xalaat waxantuma laa nekk ndimbal ñi nga xam ni amuñu doole ñi amul doole ñi nga xam ni ay handicapé lañ ñi nga xam ni jigéen ñi amul doole ku ne xam ne ne li mu def biir national li mu def biir Morolan defe ko ci fenn amul président bu ko fi def kon kooku war nañ ko jàppale ci biir jàppale ko ci biti mais kooku bu fekkee mi ngi def ay jéego te ñun tamit jéego yooyu dafa am luy tax mu continuer jéego yooyu ndax dese na fi ñaari at nit kuy dem xeex boo leen ko joxul yet bu mu xeexee mu yaakaar naa bu demee dinañ ko gagné te yet bi koy tax mu gagné mu dem xeex boobu yet boobu mooy député yu muy am à l'Assemblée nationale te ñun ñoo ko war a jox loolu moo am solo parce que ñi ngi naan ay élection locale ñi ngi naan élection leneen parce que élection locale élection gox-goxaan la am na solo lool mais buñ ne élection gox-goxaan ki nga xam ne nag mooy suñu kilifa te mu war a am yet bu mu war a xeexee te mu koy xeexal ñoo xam ne wax dëgg yàlla man de duma tudd kenn mais pour man Macky Sall amul adversaire mais suñuy doom suñuy rakk peut-être xamuñu àdduna peut-être nu muy doxee wala xëy na am na ñu leen yóbbaale réseaux sociaux yi yóbbaale leen ba ñoom ñu dugal seen bokk waaye Ousmane Sonko Yves du moroomam Antou du moroomam Daniel du moroomam kii du moroomam loolu li ma wér la du ci njàng du ci xam-xam du ci yor réew waxantuma la ak leneen kon ñun war nañ mën a xoolaat war xam fu ñu war a dugal yéen ndaw ñi ngeen jàppale suñuy yaay jàppale suñuy papi xam naa dinañ dekk ba dernière semaine ñu ñëw dugg ci yéen yàq seen xel ndaxte am na élection 2007 bu fi am du ma ko fàtte lu mel nii moo amoon waa réew mi toog ba veille bi dugg ci kër yi yàq élection bi yëpp te damay ñaan yàlla bu mu am ci élection yii ndax élection yii élection yu ñu ñor la ñu war jàppale président vraiment mu am li mu soxla Sénégal mën a jëm kanam beneen bi mooy li tax ñu koy jàppale dañ koy sant di ko gërëm parce que ñun dañ doon xeex ci biir ñoom Antou di xeex ci biir di xeex ci biti di wax di dem Tivaouane boobu maa ngi remercier les jeunes socialistes bi ñu demee Tivaouane parce que yëngatu boobu ñu yëngatu am na lu mu joué ba Macky
Sall fay maire mi au conseil mais pour que ñu continuer xeex boobu mun a continuer yeneen fal mun a ñëw il faut président amaat député mun a continuer ñaari at parce que tamit bu fekkee ñun joxuñu ko député xam ngeen ni assemblée lañ koy tas est-ce que xam ngeen ni Macky Sall bu fekkee gañewul député Sonko gañe ko Yves Lamine mi dootul nekk maire Morolan est-ce que xam ngeen loolu parce que mën nañ indi ay yeneen mesure de motion de censure tas gouvernement bi tas leneen ni tas commune yi tas def ko délégation spéciale te loolu ñun ñaanu ko yàlla suñu maire mi soxla nañ ko ba ci kanam a kanam kon dama bëgg loolu ngeen mu leer seen bopp parce que du élection caaxaan élection bu am important pour man moo ma gënal élection présidentielle yii di ñëw élection yii di ñëw moo ma ëppal njëriñ kon ñun ñëpp war nañ ci mën a jàpp parce que xeex biñ doon xeex bu yàlla dogalee ba ngeen jàppale ñu ba Macky Sall am majorité à l'Assemblée combat biñ doon def waxuma la haut conseil mais Yves mérité na ministre mérité na leneen Antoine am na lu ñu ko war a cëral Daniel am na lu ñu ko war a cëral Daouda Faye am na lu ñu ko war a cëral ba si ñun ñii nekk secteur informel bu Macky Sall gagné am na lu ñu war a xeex loo xam ne ñun war na mën a yokk suñu am pour Morolan ñu mën a jàpp Morolan jëm kanam te surtout yéen jigéen ñi liggéey ji yokku ndaw ñi liggéey ji yokku parce que loolu fu ñu ko yaakaaree ginnaaw yàlla ak yonent bi si président Macky Sall lañ ko yaakaaree kon loolu laa aboon lu may expliquer li si des xëy na ñoom dinañ ko yeggale comme temps bi dañuy bañ mu gudd su ma amee tamit loo xam ni bon jekkul wala loo xam ne wax naa ko waruma ko wax wala loo xam ne wax naa ko te du dëgg wala di xëy na amul xëy na kilifa yi bu ñu ñëwee ñoom dinañ ko mottali dañu ko defaraat pour mu gën a rafet ngeen baal ma ak wasalaam. asalaamaaleykum waa Ngeng waa Kër Daouda ñu ngi leen di nuyu ku ne ci turam ak ci santam di rafetlu dalal gi ngeen ñu dalal waaye ñu ngi nuyu chef de village suma doom baay Samba jaar nañ ci moom sànq nuyu ko waxtaan ak moom ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko wér ak wérle wàccee lépp luy coono ci kawam may képp ku tëdd ci biir tund wi wér ak wérle yéen tamit feet yi ngeen jóge nii ñaan yi ngeen fi ñaan yëpp yàlla nangu ko yokk bànneex ci biir dëkk bi defe naa liñ fi jot a wax mënoon naa ci bañ a teg dara ndax liñ fu dajale ñi njëkk a wax leeral nañ ko ndax amoon na ay jamono ñu soxla woon Morolan en tant que doomu Morolan ku ne samp ndëndëm di sàkku ci yéen ngeen votel ko ñu pare ci wote yooyu am ku ñu fal fii ñu toll tey Morolan moo soxla ku koy dimbali te waa Morolan yaakaar nañ ni ku koy dimbali mooy président Macky Sall parce que gis nañ ni li mu jot a def Sénégal ak li mu jot a def Morolan jàppale waat ko mu mën a yokk mooy ndimbalu Morolan loolu nag moo dajale ñi ngeen fi gis yëpp parce que ay parti yu bëri te mooy parti yi ëpp Morolan parce que boo jëlee parti yi dund ci tundu Morolan mën nañu wax ni peut-être ñaari parti moo fi des muy PDS ak peut-être PASTEF mais parti yi am activité sauf ma juum yi am Morolan yëpp dajaloo nañu te yaakaaruma ni doomu Morolan yooyu dinañu dajaloo ci loo xamante ni du ñoom la ñuy fal directement pour nax seen yaay yi seen baay yi ci fal boobu donc li tax ñu leen woo ci fal Macky dañoo jàpp ni li mu tàmbale di liggéey ci biir Sénégal ak li mu jot a def ci biir tundu Morolan may ko mu yeggali mandaam mooy jàmm ci Sénégal parce que mooy indi stabilité parce que lu ñu gis mooy buñ ko mayul mu am majorité au niveau du parlement li muy indi mooy ay noonam ñooy ëpp doole foofu loi ñoo koy wote te ku àndul ak yow du la woteel li lay jëmale kanam te su boobaa réew mi day dal di bloqué te blocage boobu mooy indi coow li mooy indi manifestation yi mooy indi bakkan yi fiy rot te loolu gënaluñu moo tax ñuy woowaa Morolan ñu jàppale président Macky Sall woteel ko ñeneen ñi d'accordul ak Macky Sall nag bu ñu fi ñëwee dinañ leen naan Macky Sall buñ ko wotelee day am 3e mandat loolu ay waxu kasaw la Macky Sall mënul jox boppam 3e mandat parce que 3e mandat fal moo la koy jox Macky Sall bu risqué woon ne sax day de candidat en 2024 candidature
taxul a falu parce que boo nekkee candidat également ay nit ñooy d'accord fal la nga soog a mën a am 3e mandat mais ci ay élection député la ñu nekk dinañ leen wax ni 3e mandat loolu yëpp pour jaxase xel la parce que Macky Sall fa mu taxawoon ak la mu mësoon wax ci mandat foofu la toog ba léegi kenn dëggugul mu wax leneen luñ ciy wax yëpp ay interprétation la kon boog loolu méngawul ak élection yi ñuy jëm bu leen ci kenn këf ci wax loolu. beneen bi dinañ leen wax ni dëkk bi cher na lépp cher na waaye dëkk bi Macky Sall bu ci jàppul woon def naa du ci sax lekk parce que dañu toll ci jamono goo xamante ni ay mbir a tegle dal suñu kaw te ku mu dal sa kaw nga yëg ko mooy lan feebar boo xamante ne taxoon na frontières yi yëpp ñu tëj ko boo waree uti Mali wala Nigéria wala Côte d'Ivoire ñooñu ñee rab seen frontière wala waa France la nga war a uti foofu mënoo koo jot ba mu yegg fii noo def ñi ko doon xaar fii yëg ko dinañ ko yëg ci manquem wala buñ ci jotee ki koy indi fi muy jaar ba mu indi ko day indi am yokkute boobu day répercuté wu ci prix yi mais loolu bi mu tàmbee am ba léegi Macky Sall dafa doon def subvention yi taxoon prix yi mënuñu ko woon yokk bu ñu waxee waxu yokk rek mu téye leen ñu teg ci loolu guerru Ukraine ñëw gën a tarati encore lépp lu war a jóge ci bitim réew mu doon blocage yooyu yëpp mu jàpp ci mais dafa dem ba bu toppee di def ay subvention boo moytul faju dootul am leneen dootul am boo moytul sax salaire du am moo tax mu xaw a bàyyi tuuti prix yi xaw a yéeg tuuti mais loolu mësul doon li mu bëgg parce que bi mu toogee président ba léegi prix ñun ñëpp mën nañ ci d'accord ni yokk amu ci woon kon boog ku leen bëgg a kufee ci loolu bu fi toogee li am ni mu dalee ci kaw Macky Sall noonu lay dalee ci kaw amul beneen pexe kon boog loolu ku la wax ni prix yi cher na mel ni bu ñëwee mën na koo dindi da leen di nax pour këf seen xel kon boog ñii ñëw ci yooyu lañ leen nar a naxee te loolu li ñu gusugum ci Macky Sall bëgg na jàmm saagewul xastewul gis nañ ne mu ngi liggéey gis nañ ñu démb pont Kër Massar bi inauguré na ko gis nañu tey mu ngi inauguré aéroport Saint-Louis ak bokkul ak yeneen ak lancement wu hôpital bi mu mujjee def fii Tivaouane nga xamante ne dinañu gën a jege yooyu yëpp ak yeneen yoo xam ne xëy na monsieur le maire bu ñëwee dina ko lim ci ay réalisation kooku bu ñu ko bëggee weccoo ak ñoo xamante ne xëy na xuloo ak xeex moo leen tax a jóg alors que war naa ñoo liggéeyal pendant 2 ans ba 2024 loolu dañuy sànq suñu bopp moo tax ñu ngi leen di ñaan ñun ñoo bokk tund wi ñun ñooy doomu Morlan amul kenn ci ñun kuy xëccoo ni moom la ñuy fal waaye jàpp nañ ni jàppale Macky Sall mi ñuy defal fu ñu toll nii mooy suñu njëriñ moo tax ñu ciy woo waa Morlan yëpp parce que bu ñu dëkkuloon fii di leen woo ci lenn mën ngeen xalaat ni peut-être ñu ngi leen ndax waaye li ñu leen woo lu ñu nar a bokk la parce que liy dal ci kaw Morlan suñu kaw yëpp lay dal kon donc duñu leen woo ci lu bon loolu laa amoon ay kàddu yi ma bëgg a yëkkati di leen ñaan ngeen jàpp ci xale yi bu leen soofal élection yi ñuy jëm parce que du xëccoo man ak Yves wala Yves ak Daniel wala ak keneen ni ñu amee woon soxla suñu élection yooyu noonu la bii amee soxla pour Morlan parce que élection bii mën nañu wax ni sax élection monsieur le maire la président Macky Sall bu ko joxee ndombu tànk tey ñu dem élection waa Morlan weddi ko parce que woteelu ñu président Macky Sall dafay mel ni loolu ñu ko jox mérité wu ko kon boog yéenay jàpp pour que loolu mu mérité ko loolu mu tax ñu gën a respecté Morlan loolu mooy suñu njëriñ du leneen kon loolu laa amoon li may partager ak yéen di leen gërëm di leen sant. merci. ñun ñoo jox Macky Sall 2019 ñu fal ko président am na ku doon wax keroog nii def naa Auguste 2 dañoo jox Macky Sall bopp bu fekkee ni faluñu ko député maanaam moo bari la gën a bari la député daa mel ni dañoo rocc làmmañ bi bopp bu amul làmmañ rek amul njëriñ kon ñu fexe ba Sénégal bañ a am blocage parce que député opposition bu ëppee Sénégal day am blocage moo tax ñu wax ngeen war a góorgóorlu pour Macky Sall toogaat liggéey bi continuer ba 2024 Antoine wax na sànq Maître Mbeng maa ngi koy gërëm ñaari mbir ñoom bu ñu ñëwee dinañ leen wax yokk prix yi Antoine expliqué nañ dinañ leen wax aussi mbirum 3e mandat Antoine expliqué nañ mais dañ leen wax beneen encore mooy affaire góor jigéen da leen ko wax
parce que ñoom de Macky Sall defe naa Barack Obama ñëw na fii président mu wax ni tant que maa ngi nekk président ñaari kenn du daganal góor jigéen biir Sénégal defe naa yéen yëpp yëg ngeen bi kii sant Guèye Gana Guèye keroog dafa doon football Paris gars yi boo ko dugal mu bëgg a war a sol maillot bu xam ne dafa am couleur góor jigéen mu ni du football mu am ci jafe-jafe Macky Sall tamit dafa jël téléphone am woo Macron donc je pense que yooyu yëpp pour wax ni Macky Sall ci affaire góor jigéen Sénégal mu ngi ciy taxaw bu baax a baax te tant que mu ngi fii loolu du am yooyu dañu bëgg a yàq seen xel mais góor jigéen tant que Macky Sall mu ngi fii du am léeg-léeg tamit dañ koy jaaree ci ustaas yi pour nga bëgg a tuur leen ndëndëm am na lu xam ni defoon nañ ko fii defe naa ni kii sant Guèye ba léegi Antoine il faut nga rappeler ma kan la encore moo defoon pour ñu criminaliser waaw Pape Matar Guèye Mamatar Guèye wala ñoom ñoo defoon pour ñu criminaliser jaayum drogue bi est-ce que wàññeeku na ku nee nañu ku ñu tëj ku ñu jàpp délee dañuy tëj fukki at est-ce que loolu tax na drogue bi wàññeeku defe naa loolu ñun nañu góorgóorlu yar suñu doom yi loolu moo ëpp maanaa defe naa képp kuy wax nañu wax ni nañu yar suñu doom yi jàngalekat yi góorgóorlu maanaam état góorgóorlu pour que ñu mën a yar xale yi Sénégal loolu moo ëpp maanaa bi ci des mooy affaire les dañu ñëw fi daal wax Macky Sall def fi dara Macky Sall liggéey na Morlan te def naa am na ko ko wax sànq Macky Sall lu mu fi def Senghor defu ko Abdou Diouf defu ko xam naa sax ñoom yaa jib duñu kontaan waaye loolu moo am Ablaye Wade defu ko ñii nekk PDS tamit duñu kontaan mais loolu moo am man PS laa bokk am du noonu fii Macky Sall moo ñëw fii def may ñu ndox bu bari xëy na sax yéen waa Kër Daouda di ngeen wax gisagu leen ko mais ngeen jàpp ni da ngeen dugg ci deuxième phase bi devis yi defar nañu ko mooy Sambay Karang Kër Daouda même Colobane Kër Lat Diop yooyu yëpp def nañu devis yi dugal nañ ko am nañ yaakaar ni début 2023 bi ndox mi dina dugg ci dëkk yooyu yëpp Macky Sall moo ñu defal loolu courant bi tamit Macky Sall moo ñëw fukki dëkk ak ñaar fii la fekkoon ñeenti dëkk ñoo amoon courant muy Jaasa Tiin Tëngel ak Jaab mu ñëw indi fukki dëkk ak courant bi ci fukki dëkk ak ñaar mu desoon fii Kër Daouda ak Colobane ñu jàpp ni Kër Daouda courant bi dafa jaar ci biir c'est pas normal def nañ nu ne nag def nañ nu ne pour Kër Daouda am courant état bi indi ko mais mu amoon jafe-jafe commune bi doxu ne comme loolu am na te am nañu xaalis bi nañ ko def kon commune bi moo def maanaam fii Kër Daouda yéex na nag yéexaay bi nag ci ñun la d'une part feebar bi tamit indi woon tuuti dog-dog waaye nag depuis janvier 2022 naka jekk le problème est réglé Aliou Ndiaye moo waroon def liggéeyam Aliou Ndiaye nag seen doom la mi kene oɗo cirbo yokom kon yokomo la lafu ba am daane mi kene oɗo cirbo yokomo la lafu ba donc yokomi ba yor delti ni mitte sëg am du noonu mais dinañ ko may fii ak ñaari weer ci kanam parce que li ci des bariwul li ci des mooy lan def lampe yi am benn jour waa seen nag ñëw dagg courant Morlan yëpp soo ko branché loolu je pense que am naa yaakaar ni fii mën nañ ko way ñaari weer du mu bari mais defe naa ni lundi dañ ko bind lettre officielle pour may ko benn weer su pariwul tamit ñun am nañu tamit ñu bañ ko fay lu mu desee foofu parce que ñun suñuy fay nit duñ ko fay yëpp te toujours dee am lu ñuy wax retenue de garantie maanaam suñ la joxee marché bu dee téeméer la dañuy jël juróomi dërëm yi ñu téye ko dina def at nga soog ko mën retirer tant que liggéey bi baaxul dañuy jël loolu ñu mëtali liggéey bi te loolu moo des ci liggéeyu Kër Daouda bi ci des maanaam Macky Sall tamit moo ñu may centre de formation bale centre de formation bi lu ci duggagum mët na téeméeri million ak juróom fukk te Macky Sall mu ngi ñuy waajal beneen programme bu xam ne dina ci def ñetti téeméeri million ak juróom benn fukk ak ñaar 362 millions yooyu je pense que ñoom seen teg nañu déjà première pierre bi entrepreneur bi mu ngi commencé am nañu yaakaar ni dafa am tuuti yéex mais programme boobu ñu ngi koy lancé maanaam Macky Sall aussi indi na
defe naa am na ñi nekk ci mbooloo mi gis naa au moins ñaar yi xam ne bokk nañ ci financement boobu semaine yii di ñëw DER dina financer fukki xale ak juróom ñaar 55 millions defe naa ni Fatou Diouf sax ci la bokk voilà Fatou Diouf ci la bokk je pense que loolu defe naa ni lu baax la pour que vraiment Macky Sall mu ngi def pour que Sénégal jëm kanam opposition nag dafa war a am opposition day tax rek liggéey bi gën a gëm kanam mais nag quoi qu'on dise bu ñu waxee dëgg rek Macky Sall lu mu fi def beneen président defu ko bu mu def Morlan beneen président defu ko moo tax waa Morlan war a jàpp pour que Morlan gën a jëm kanam ñoom yaa jib defe naa depuis le 10 septembre prochain mooy nekk 30e anniversaire u comité de développement pour le développement de Morlan ñu bëri fii juddowuñu woon le 10 septembre prochain mooy nekk 30e anniversaire CGDM voilà donc bu ñoom yaa jib defe naa depuis 30 ans ñu ngi yëngatu ci loolu pour développement Morlan donc moo tax ma ni sànq Macky Sall lu mu ñu defal moo ma njëkk a fal au conseiller maanaam nomination bu njëkk pour Morlan Macky Sall moo ko def mu fal ma au conseil de collectivité territoriale kooku boo doon Kindera Yunusa nañu jàpp bu ñu jàppee ñu war a laaj ci ay ministre ay directeur foofu lañu jëm mais seen engagement bi moo ñuy may loolu politicien leader boo gis boo amul mbooloo amoo dara politique mam doole am daane wono gandu mam yiro mam yeja am daane donc je pense que vraiment yéen góorgóorlu pour que ɓoy tiyawon fi fara ɓoy molla wonuti ɓoy tiyawon yappu yen yappo ɓoy tiyawon yappu yende yenda yappo afi yen yen caakuy mais yen negro enen yinoro dooli yen ɗame sun fuwa donc je pense yen da ɓaate góorgóorlu yen xam hiin yen fal Macky Sall kada woni mbi teye i fenay candidat mi falote ni wacce min au conseil minon mi sa salaire lahu député rem la ari am daane fulal tew salaire kep am daane indey fay xam naa eso imduro mais mu la jaxa kep am daane beneen bi mooy kada woni mbi teye anduma senay candidat ɓo iri fal bala hay mana be kuda mana ri yen falu ni wac yen anti mera iye sohlu yenda te meray ba ɓo ina négocier duñ ci négocier yaa jib dem na keroog defe naa dem ngeen keroog non pas teewoon ngaay li xew ngaay waa Morlan dañoo ñëw feesal salle bi bu ñu tuddee tuuru Yves Lamine Ciss salle bi toj am na noonu bi ngeen bëre après yéen fekkeewu leen bi ngeen demee Aminata Mbengue Ndiaye mu ni Yves Lamine Ciss désormais xaritoo naa la xam nga xaritoo boobu lu mu mujjee mooy fal bii am na noonu kon sama fal yéen la du pour man pour yéen la kon boog ñu góorgóorlu parce que pour Morlan jëm kanam il faut que doomu Morlan jege fu ñuy séddalee yàlla may nañu tamit ñu am ministre de la santé dëkkee dee boo fa dëkkee dee mais yaa fa dëkk jaasa am daane daal ministre de la santé Marie Khemesse Ngom yaa fa dëkk jaasa ñu góorgóorlu pour que kooku comme mu ngi foofu ñu fexee ba Macky Sall buy tànnaat gouvernement parce que bu ñu paree élection yi dañuy tànn gouvernement bees moo tax keroog ma wax labbe bi fexeel yëpp Marie Khemesse ñëw 15 août parce que ñun dañoo bëgg aussi jàppale Marie Khemesse pour que bu élection yi passé ñu falaat ko ministre de la santé loolu aussi dañ ko bëgg parce que loolu ñun xëy na sori nañu mais ñun nañu wane suñu aussi bopp pour que bu fa nekkee parce que ñun bëgg nañu am hôpital ñit yi di jóge fi dem Thiès dafa metti war nañu am hôpital te defe naa ni site bi déjà jàpp nañu ko defe naa ni entre Guidieur ak Tine la ñu ngi gëstu pour que aussi ñu am hôpital mais loolu pour ñu am ko il faut que Macky Sall ñu falaat ko loolu mooy wax ji vraiment nit ñi ngeen moytu xale yi dañu ànd ak seen xadar ngeen ba ñu ànd ak seen xadar ñëw fii den wax ni lii laa yaaya bappa yéen moytuun yéen pang yéen récci yo yéen falun Macky Sall député ya yéen continuer meela vraiment baada okki lax maana en tout cas gërëm naa ñëpp maa ngi gërëm surtout waa délégation bi je pense que wax yi leer na laman tey bu ñu ko naroon fal fii tii est-ce que man am naa ci cër lamanu ngéeg est-ce que naa cër na am naa ne lamanu nootu mais est-ce que am naa fa kii commune nootu est-ce que mën naa fa falu maire
kon doomu Morlan moo mën a falu Morlan maire moo taxoon ñu ngi xëccoo mais xëccoo bi jeex na li ci des léegi mais 2027 dañu xëccoo encore ah c'est normal parce que ku bëgg a dëkk maire rek na def ndëndëm mais lii am maanaa tey mooy élection yi nañu nekk benn bopp ñu am 90% ñu mën a wax waa Tivaouane ni ñun ñoo gën a baax les résultats kon lii dañu war a am loolu yéen a ko war a def yéen ñu war a may doole suñu doole yéen suñu doole suñu carte la vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen vraiment ma jeexee aussi di gërëm bu baax a baax sama góor gi ñii ñooy le 10 septembre sànq wax naa ñii ñoo nekkoon ancien CGDM bi ñun fun ñamuta caaf fun añuta caaf fun paxuta lu ne am daane Abdou Mbengue je pense que en tout cas na la yàlla bàyyi fii nga nekk fii ba kanam a kanam jar ngeen jëf ngeen baal ñu àq